ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës jëwriñ yeeg la ñu leen àppal ñu yegg na mu gën a gaawee ci kër gi di OFNAC ngir nag fësal fa li nga xamante ne moom mooy seenub moomeel loole nag yàgg nañu ko wax du tey waaye lanu seetlu rek mooy loi bi naam tëral nañu ko waaye ba nëgëni nag kon jëfe gi dafa des ni ñu ko gisee ak président Macky Sall mi leen soññ nag ñu yegg fa na mu gën a gaawee waaye gis nañu ne tamit ne am na ca ñoo xamante ne ba nëgëni kon dafa mel ni yegg ca kër googu nag daf leen a të waaye nag loolu nañu xam ne yoonu Macky Sall nekku ci. Abdoulaye Sow directeur général bu COUD di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi tey moo nekkoon ganuk info matin beneen ponk ci biir xibaar yi nag muy daara yi nag yegg nañ fa tamit ngir xool ndax ba nëgëni ña ngay sàmmonteeg tërali nii ngir rek kon fegu ci mbas mi ñu ne ax kay ña ngay def seen kéemtalaay kàttan ndongo yi ci banlieue bu Ndakaaru gis nañu ne am na sax ay kuréel yu ñu samp ngir ñu gunge rek ndongo yi ñeneen it taxaw nañu ngir jàppale ndongo yi bu baax a baax ci xeex mbas mi ak tolluwaay bi ci réewum Sénégal bisub tey ji junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti test la ñu def ci lim googee téeméer yaak fukk ak ñaar ñoo ci am jàngoro yi juróom-ñetti fukk yaak ñeent di ay cas contact am na ci nag ñaar fukk ak juróom-ñett yu bokk ca wàllante googu ñu xamul tabaski 2020 fële nag ca daral ga nekk ca Missirah Wadène ca département bu Koungheul la lu toll ci ñaar fukki junni ak ñeent ci xar nag di gàtt kon teew nañu ña nga foofee ca foraay boobu mu mel ni kon xel mënees naa dal ca gàtt ya ndax ña nga fa jógee ko ca Mali li ci nekkay mooy njëg gu cher gi mbokk yi ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay bu ngeen taaxirloo tuuti ñëpp fam fàcce xibaar yi. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média ñu dooree xibaar yi ak charte boobu nga xamante ne nag kon ci atum 2014 la ñu ko rek tënkoon mu aju nag ci bépp jëwrin loo xamante ne sax moomeel la nga yegg ci kër gi di OFNAC ngir biral ko fa xamale ko fa loolu nag ñu gis ni ba nëgëni daal am na ñu ko topp naam waaye am na ñoo xamante ne ba nëgëni nag ñoom ña nga toog ci seen roq loolu nag mu mel ni daal loi bi jëfe bi dafa des nag ci réew mi muy laaj bi samp lan moo ko waral leeral yeeg Mame Birame Diouf. dafa leer ndax nee na bu ñu la tabee nommé la ñetti weer buñ ko tegee ci loolee war ngaa amal sa déclaration de patrimoine bu dee liggéey boobee nag amalatoo ko ñetti weer buñ ko ci tegee war ngaa ñëw ba tey xayma wax la nga am bu dee nag du kon faatu moo la jëlee ci liggéey boobee nga doon amal loolee ñu xamle ko ci chapitre 1 article 1 mu bokkoon ci nit ñooñee muy président de l'Assemblée nationale premier questeur Assemblée nationale premier ministre ministres yi président conseil économique social environnemental bopp administrateur goo xam ne nag administrateur de crédit la ak ordonnateur de recette ak de dépenses yi waaye comptable public yi nga xam ne nit ñoom dinañuy faral di def ay opération at gu nekk lu ko ëpp mbala mu tolloog 1 milliard ci suñu koppar. président Macky Sall kon ñëw di woowaat ñi nga xam ne kat ñooy membre gouvernement bi ñu amal seen déclaration de patrimoine laata ñoo jeexal weeru août atum 2020 fàttali ne Sénégal nag remaniement ministériel bu mujj ci avril 2019 la woon. kon fukki weer ak juróom ak léegi mu am ñoo xam ne nii sàmmontewuñ ak li nga xam ne kat moom la loi bi sant jëm ci mbirum déclaration de patrimoine loolee nag doon lu leer ci article bi du sax ñuy xam ne ni kon lii boo ko amulul mun ngaa rek ñàkk sa poste bu dee yow kat da ngaa amul benn mbir goo xam ni mën nga ko teg mu leer tax kon ba loolee di daax googee duñ la ko def. di fàttali ne ci weeru sulet atum 2019 office national de lutte contre la fraude et la corruption di OFNAC am na nag lu mu yëkkati woon wax ko ne ci junni ci ay nit ñoo xam ne nii war nañu amal seen déclaration de patrimoine kon 680 rek ñoom ñoo ñëw wanewu ngir amal loolee kon daanaka rek boo xoolee dafa weesu rek li nga xam mooy xaaj bi ci ñeen doon xaar. président Macky Sall di wéy kën di woo ñi nga xam ne kat ñooy ministres yi ak ñeneen ñi ko war a amal ñu sàmmanteeg loolu waaye xaarandi bi ci am di mën a jur loraange bu bëri rawatina ci yorinu koomu réew mi loi bi kon ñu war kaa doxal. ma ngoog OFNAC mooy kër gi xeex wàllub ger lu waral ñenn ci jëwriñ yi nanguwuñu faa yegg naam président Sall ma ngay soññee saa su ne waaye nag li waral ñu lànk nañu xam ne rek yoonu président nekku ci bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Sow moom mi nga xamante ni moom moo jiitee kër gi di COUD ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tey moo nekkoon ganuk info matin ñu teewlu ko. déclaration de patrimoine président du ampliataire
président balaa moo xam ne kii déposé na kii déposé wul moo am rapport OFNAC ou bien lettre OFNAC bu ko ne ñii ñoo déposé gul. président de la République nag ak lu am pouvoir ak lu am présence il n'a pas le don d'ubiquité. Sur la base d'un rapport ou bien d'une lettre de la présidente de l'OFNAC mën na avec ñu wax ni déposer parce que le texte dit simplement 3 mois mais ne dit pas qu'au-delà de 3 mois quelle est la sanction. Aujourd'hui tey mën nga bëgg a régler say kayit ci 3 mois mën nga ko bañ a régler parce que dafa am ay autres actes tu n'es pas préparé à être nommé en une fonction nga ñëw ngay suivre ay procédures donc loolu mën nañ ci mais mënuñ ci situer une responsabilité du président di wax ne président bi du tax mu tàmm waxtu wi. parce que waxtu boobu mooy waxtu bu mu amee information que am na des ministres qui n'ont pas encore fait de déclaration de patrimoine son devoir c'est de dire à ces ministres là allez faire la déclaration. nga ko mu nekkoon directeur général bu COUD canal bu Grand Yoff nag ku fa yegg xam ni canal ba salte na xet ga bon na la ca gën a yéeme mooy ndox yooyu nga xamante ne nag ma ngay taa saa su ne moo waral nag askan way yeewoo ca boor yooyu ne ñoom mënatuñu nokki xet gu metti googu ñu ne nag bu ñu sañoon tey kilifa yi dinañ leen jàppale bu baax a baax ngir nag ñu fexe ba jëlee fa daal salte boobu nga xamante ni ñu ngi koy dund Fatima Touré. canal bi mu ngi nekk ci quartier Jidda ca Grand Yoff xale yi nag di daw ci wërngal gi di foo xet gu bon nag mu la fay dalal ñi nga xam ne sax ñoo fa dëkkee jàpp ni rek canal bi lee problème rek la leen jural surtout nag ñu nekk si jamonoy nawet ñoom ñi de nag di ñaan rek ñu daati leen ni jàppale ndaxte rek ñoom sonn nañu lool. bu nawet jotee dootuñu am jàmm instant bi ñu toll nii bu canal bi feesee dell dafay commencé waat aussi di répercuter ci kër yi dañuy gis ndox yi encore commencé ci biir kër yi di ball di génn. te loolu noonu yëpp feesaayu canal bi moo koy def parce que ñoom dañuy bàyyi ba canal bi fees ñuy doog a ibi pompe bi pour mu koy doog a yóbbu zone de captage war nañu cee mën a dimbali ñu dëkkee côté bi yëpp guddi duñu nelaw franchement. nekk nag situation boo xam ne sax ñoom bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu mun na laal bu baax ci seen wérgu yaram. fii bu nawet jotee day tilim comprendre nga te xale yi dañuy bëgg di foofu ak seen i vélo quelque chose comme ça bon ak salte boobu noonu tamit des fois day feeñ ci xale yi paludisme day yomb trop mu jot leen. mooy xet bi façon feebar bu nekk mun na la arrivé ci lool man maa ngi dëkk fii laa juddoo fi ma taxaw nii fii laa dëkk chaque jour fi laay baaranti dem ak ñëw suñuy rakk ak suñuy jarbaat ñoo fii foo amuñu lu dul Grand Yoff parce que ñun ay doomu Grand Yoff mais lii niñ ko defaree nii bon te amul toppatoo sonal nañu. loolee sax moo waral ñi fay yeewoo di ñaan rek autorité yi nga xam ni ñoom am nañu nombal tànk ca dëkk boobee ñu daal leen di jàppale ba nga xam ni duñu am jafe-jafe yi nga xam ni amoon nañ ko ci at yi ñu génn. ñu bëgg nag bon état bi ñoom ñoo diriger ONAS parce que bu ñu waxee ONAS dañuy wax état chaque at dañuy def consultation gratuite pour xool ñu feebar fii entourage beeg yooyu ñu mel leen ay garab sensibiliser mel leen ay gel ONAS ñu dem nañ fa bind lettre déposer ko pour ñu recevoir ñu mais depuis lors kenn répondre ñu. ñu nekk ci mettit waaye ci jafe-jafe ñoom ñi nga xam ne sax ñoo fay yeewoon ne situation bi doon na li nga xam ne yàgg na lool ñoom nag lu ñu bëgg mooy rek solution bu nga xam ne dina yàgg waaye tamit ñoom ñi le di ñaan que ni dañoo bëgg rek daal ci dund ci ay conditions yu gën ci ñu nekk nii. Diogo ma nga ca département bu Tivaouane ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy yëngu ci wàllug zircon ba di ca liggéey ñenn ci liggéeykat yooyu bootu rek ci kër ya ñu ne ñoo amal ab toogaayu ñaxtu di naqarlu jafe-jafe yi ñuy dund ñu ne ñeenti weer a ngi nii ñu ne tekkaaral mënuñoo liggéey ndax mbas mi teyit lu soxal seenu ndàmpaay ñeel nag li ñu toog kon diir gi yëpp loole dañu leen ko war a rek kon jox ci loole nag ña ngay joxañ baaram rek ab kër goo xamante ne nii dafay liggéey ak ñoom Cheikh Anta Diop say latir ñaxtu ci buntu usine GSO usine bi nga xamante ne zircon lay génne fii ci Diogo ñenn ci ay liggéeykat te bootu ci CIS benn entreprise sous-traitant ñoom liggéeykat yi ñoo génnoon naqarlu jamono yi ni ñu nekkee fii ci biir usine bi. bi Sénégal demee ñu dugg ñu indi O2 bi O2 demee ñu indi CIS bu suñoo defal dara ñëpp sous-traitant te am nañ fi ñoo xam ne am nañ 10 ans. ay 60 000 la ñuy fayeeku chaque jour ñu ngi ñuy def lu ñu métti dañoo tëj fii nii ñenn ñu génn leen yóbbu leen semence technique dagg seen salaire ñu wax ne dañuy fay prime bi ñu wax ñu ne 50 000 ñaari weer lañ ko fay bàyyi loolu noonu confiné nañu fii nañu duñ dem lan moo sabab loolu mel ni dëkk bi ñun dañ cee bokkut mel ni ñun duñuy ay nit duñuy ay bàyyi ma lañ ñun pare nañ ngir génn dem la waa suñuy tool barki suñ Tuubaa
pare nañ de ñun ñii suñu saaga ngi nii ñun ñëpp a ngi seen saag pare nañ ndax li ñuy def moom métti. Adama Bey gis ne nag waa GCO ñoom ñoo war a taxaw temm nag wax ak entreprise bi nga xamante ne ay sous-traitant lañu nee nañ sax mbas mi moom moo tax lu toll ci ñeenti weer a ngi nii ñu tëj leen ci usine bi kenn demul kenn dikkul. mais am na ñoo xam ne nii seen 4 mois dina mat te génn guñu ndax feebar bi te ñu ngi jànkonteel jafe-jafe te GCO lépp mooy ndey mbil gi parce que xam na lépp dëgg ci tànkam lépp lu am rek moom la parce que sous-traitant bu fi ñëw lu muy def rek ci moom la. nee nañ du ñu joxe dara te GCO mi ngi joxe ay éléments am 80 000 primes de confinement. directeur ressources humaines bu CIS jéem nañoo jokkoo ak moom ngir mu indi leeral ci grève bi waaye kenn mënu leen a jot. ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Anta Diop amical ba ëmb stagiaire ak étudiants yi nekk ca département bu Fatick ñoom it ña ngay ñaxtu ñoom la ñuy jooy rek mooy ñàkkum yenn ci jumtuwaay yoo xamante ne yu am solo la di jumtukaay ci jamonoy xeexub mbas mi ñu toll lu ci mel ni ay gel hydroalcoolique ñu ne loolee seetlu nañu ni ci ay lycée yu bari ca département ba amu fa ba tax na nag ñu ne kon nañu ca jël matuwaay na mu gën a gaawee loolu ñu xamle ko rek ci bi ñuy ñaax nag fukk ak juróom-ñaari communes yu nekk foofee ca département ba Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. seen caravane bi nag ñoom ñi ngi ko amal ay semaine rek ba élèves yi nga xam ne ñoom ñooy def examen delloowaat ci classe yi li ñu nemmeeku nag ñoom amical bi ëmb stagiaires yi ak étudiants yu département du Fatick di wax ne ci lycée yu bëri yi nekkee ci biir département bi dispositif de lavage de main bi matul te itam élèves yi ñu ci bëri duñu respecté solu masque bi ñoom nag ñu ne situation boobu dalul xel gannaaw ba nga xamee ni examen de fin d'année yi daanaka egsi na. yenn écoles yi seen lave-mains maanaam fi ñuy raxasoo loolu motul examen yi di ñëw yenn centres yi dañ nekk centres yu mag comme fu mel ni Diofior tey lycée Diofior daanaka centre yu mag donc foofu élèves yu bëree léegi su fekkee ne ñaari lave-mains ñoo fa am wala benn pour temps bi ñuy jël si suba si pour laxas seen loxo balaa ñu dugg si classe yi dañuy perdre temps bu bëree problème dina am. ñoom ñi nag ñu ko yëgal askan wi te itam di ñaax autorité yi ñu dooleel bu baax dispositif sanitaire yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee ci biir école yi ci nu mu gën a gaawee. ñuy alerter rek monsieur le ministre mu jëm ci bàyyi xel mais pour ñun solution mën na am parce que lave-mains pour état pour ñun du dara bien vrai que état mu ngi def effort mais des na dañ ci war a taxaw parce que loolu c'est des éléments élémentaires am na yenn école sax du ma tudd tur mais du Croix-Rouge moo abal fu ñu raxasoo loxo parce que benn lañu amoon Croix-Rouge abal leen benn donc loolu état war na si taxaw parce que tey épreuve yi aussi élève bu am na élève dañu jógee si yeneen école ñoo di soofu examen te donc loolu aussi risque la donc war nañ taxaw si côté boobu noonu. seen caravane boobu nag dañ ci profité woon waale doon sensibiliser élèves yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci lycée yi te itam séddale nañ leen ay masques. def nañu 17 communes yëpp fu ñu egg aussi dinañ fa joxe ay masques dinañ fa tenir discours maanaam waxtaan ak élèves yi dañ leen ñaax ci ni ñuy def ba moytu feebar bi ñuy wax coronavirus en plus bi ñu eggee seen lycée yi surveillant dañu naan élèves yi duñu nangoo takk masques yi ñun moo tax ñu gën ñoo incité pour ñu dugg ci classe yi am gën leen ñaax ci solu masque ak raxas loxo yi. ba feebar bi duggee ci réew mi ba léegi nii nag ñu fàttali ne région bu Fatick 48 personnes ñoo fi jot am jàngoro coronavirus ñett ñi ñoom ñoo faatu mu am 39 yoo xam ne fi mu ne wér nañu ba dellu seeni kër. ñu dellusi fii ci Ndakaaru des ci daara yi ci banlieue bu Ndakaaru foofee nag la ñu fa seetlu mooy ndongo yi ñoom ak bàyyindiku nag amul benn yoon ci ñoom ndax saa su ne ña ngay sóor mbas mi ba tax na matuwaay yi ñuy wax yépp ña ngi koy jéem a jël waaye it am na ay brigades yoo xamante ne samp nañu leen ngir rek ñu ottu kaaraangeeg kon ndongo yooyu ba ci loolu ay bénévoles yoo xamante ne sóobu nañu ngir gunge xale yi ba ñu gën a mën a fegu ci mbas mi Habib Faye la ñu fay fekk ji mu àndoon ceeg Modou Diop. ñetti ayu bés gannaaw ba ñu ibbiwaatee l'école yi ñoom ñi ngi gën di woy di respecter li nga xam ne moo di mesure barrière yi ñoom candidat yi ne duñu bàyyi dara ngir rek gën a mën a xeex doomu jàngoro gi ca buntu ba danga fa gis ñu teg fa ab raxasukaay loxo ki saabu ci biir salle de classe yi élèves yi ci seen bopp sax ña nga bokk li nga xam ne moo di gel hydroalcoolique yi ngir moytu. métti na daal ñu ngi koy jéem a gérer daal ak situation école bi nii kon wàññi nañ cours yi rek ça va. waaw ñu ngi koy seet tamit bu baax ñu ngi ragasu balaa ñuy dugg fii yëpp sol tam suñu masque. takk suñu masque dina métti trop nag parce que des fois dañ lay interroger doo mën a dindi wax et tout am nañ ay distance ñuy jël mesure distance yi waaw ça va daal. gannaaw ba nga xamante ne de kuréel gi ngànk waajuru ndongo yi ñoom ci seen bopp mit sàkku nañu ko bonne volonté yi ne ñoom jóg te mu ngir taxaw ci soxla googe indi la nga xam ne ay jumtuwaay la ngir gën a mën a aar l'école yi toll na ci fukk ak ñeent ya nekk ca jëppal Derklé. éducation def ci am doole lool donc c'est avec plaisir ku ñëw jàppale école commune yëpp 16 écoles am nañ ci fii ay candidats entrant sixième candidat BFM ak candidat bac. nga élèves yi si ñun la ñu jógee si ñun la ñu ñibbisi donc c'est très important même su fekkente ne ay xale lañu gis nañ ne mbas mi sonalul xale yi noonu
mais si ñun la ñu ñibbisi. bile opération bokk ci contexte bi nga xam ne ñi nga xeex mbas mi fii ci mim réew. loolee itam waral na ñoom ñi nga xam ne ay bénévole lañ nekk ci commune bi yëkkati koppar gu dun def ci waaye tamit rax ci matériel sanitaire goo xamante nit xam na saabo ki gel ay détergent yoo xamante nit ndaw ñi des nañ ci gën a mën a raxasu waaye tamit gën a daw doomu jàngoro gi loolee waral seen dundin ci biir l'école bi gën a mën a soppeeku. doomu jàngoro jooju nga wax Habib Faye ak tolluwaay bi ci bisu tey ji ak test yi nga xamante ne def nañu ko junni lañu ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti test ñu def ci lim boobi nag téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn téeméer ak fukk ak ñaar may jéggalu ñoo amee jàngoro yi mbas mi juróom-ñetti fukk yi ak ñeent di ay jege mu am it ay cas communautaire mu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett ñu teewlu directeur bi ñu dénk wàllu fegu gi di docteur Mamadou Ndiaye. ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti test yi ñu def téeméer ak fukk ak ñaar ñoo ci positif ci ñooñu juróom-ñetti fukk ak ñeent ñoo ci cas contact mooy ñu jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro bi ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji te nemmeekuñ fi ñu ko jëlee. téeméer ak fanweer si ñu entré woon wér nañu bés ni ki tey bu ci yàlla àndee dinañu génn fanweer ak juróom-ñett ñu ngi des ci réanimation yi ba léegi ñett ñàkk nañu seeni bakkan si bésu démb àllarba fukki fan ak juróom ci weeru juillet yi ñu nekk ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk bi Sénégal amee feebar bi mbas mi duggee Sénégal jot nañu woññi juróom-ñetti junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn doomu aadama ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróomi junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom wér nañ si téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent. ma ngoog ni ngeen ko gisee woon ci suñu xibaar yi démb ñu yeggoon ba aéroport international Blaise Diagne bu Diass xool rek matuwaay yi nga xamante ni jël nañu ko ci wàllu fegu gi ci bi nga xamante ne rek kon wàllu dem bi ak dikk bi ci jaww ji dafa tàmbaliwaat démb teyit dañu fa delluwaat ngir fàttaliwaat roplaan yi nga xamante ne ñoo fa jawta kon bàyyeekoo ak yi dikk ba ñu ko xaymaa lépp kon toll na rek ci fanweer ñuy wéy di wax matuwaay yi kon ma nga fa tey la gën a tar ndax solo si rek mooy fexe ba mbas mi daal bañ a am ca aéroport boobu Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. ñeenti weer gannaaw ba ñu tëjee lii di frontière aérienne yi daanaka trafic bi dooraat na ci lii di aéroport international Blaise Diagne bu Diass mu doon tàmbali goo xam ne gi dañ koo teg ci ay conditions sanitaires waaye tamit sécuritaires yoo xam ne yi dañ koo war a respecté. C'est valable pour tout le monde. lu tax ñu jël li nu mel nag dañu fexe nag ba installé li nga xam ne lii moom mooy ay caméra thermique ci buntu bi nekk nit ñi nag foofu la ñuy jaar képp koo xam ne kii rek am nga ci lu tolloog 38 degré ci wàllu température dana tax nag ba nga xam ne nii ñoom ñooy ñi yore wàllu wér-gu-yaram gi nag dinañ la mën a teel a détecté am na tamit leen ñu jël muy affichage yi nga xam ne nii dinañu rappeler nit ñi matukaay yi ñu jëm ci wàllu respecté lii di mesure barrière yi lu jëm nag ci wàllu distanciation sociale bi tamit gis ngeen sticker yi nga xam ne nii teg nañ ko ci suuf ci kàddu ñii di responsable yu aviation civile fréquence yi nga xam ne nii dañ koo jagleel ñii di compagnie aérienne yi dañ koo limité jamono yii. bu ñu reprendre comme toog nañ depuis 20 mars il fallait que ñu def ndànk au lieu que ku nekk ñu lay jox juróom-ñaari fréquence wala fukk ak nangam dañ ne compagnie bu ne dañ la jox minimum ñeenti fréquence parce que biir aérogare aussi dafa am mesure de distanciation yu ñu fa war a def yoo xam ne dañ leen war a éprouver xool leen ainsi de suite donc ñu discuter ñun ñëpp suñu biir ba ne daal maximum ñeenti fréquence au moins ñaari semaines yi di ñëw bu mois d'août jotee nag comme ça fekk ñu xool analyser xool le dispositif bi li ci manqué woon yëpp mottali nañ ko ci mi ngi dox normalement ñu doog a nag ubbiwaat lépp ba mat non yokkaat sax du ma ne ubbi nañ ba pare yokkaat ba mu mat ku bëgg plus de 7 fréquences wala lu ko ëpp ainsi de suite ñu joxaat la parce que sunu vocation mooy que Sénégal bokk ci dëkk yi ëpp trafic. ci bëccëgu tey jii nag li ñu nemmeeku ci ay mouvement nag toll na ci fanweer ci ñu sukkandikoo ci kàddu ñi nga xam ne ni ñoom ñoo jiite boobule aéroport.
diwaan bu Njaareem nag mutuelle de santé communautaire yooyu nag dañu fexe rek ba jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu daan am ci wàllug facture yi ak nanu ko daan toppatewee léeg-léeg ak yeex am ca moo waral nag kon foofu ñu fexe tamit ba am ab jumtukaay boo xamante ne bu xarala su ko defee nag jafe-jafe yi ñu daan am ci wàllug facture loolu yëpp bañ a amati foofee dañu fay fekk ji Babacar Diouf ak Ndonga Ndiaye. yokkute bi nuy nemmeeku ci ñi nga xam ne ñu ñooy bokk ci mutuelle de santé yi mu ngi aju ci kóolute gi nga xamante moom la leen nit ñi di jox. ñu ngi ñaax aussi ñun mutualistes yi ñu gën a góorgóorlu ba jéemal suñu bopp bu ëllëgee ñu mën a defar fi mu ko dóor nag dafa saf ndax dafa njëkk a dóor benn ci supervision ba gis ni kat si sa bi gën a métti ci mutuelle yi mooy comme on va vers la digitalisation il faudrait que pour la professionnalisation qu'on ait une gestion correcte des données. ci Diourbel nag mutuelle yi ñu ngi liggéey ci loolu organisation bi nga xamante ne moom moo boot mutuelle yi nga xam ne ñoo nekk ci Diourbel yépp ci loolu la ñuy dox. si wàllu informatique dañ ci xaw a nekk tuuti en retard loolu moo tax union départementale décidé wax dëgg yàlla jël lu tollook 2 millions ak téeméer ak fanweer n'est-ce pas pour jënd ko ay matériel informatique ay imprimante pour mën ko jox mutuelle de santé yi. mu di geste boo xam ne nii ki nga xam ne moo jiite agence couverture maladie universelle ci Njaareem rafetlu na ko. dama koy rafetlu di ko sant union départementale geste bi ñu def ndaxte li ñu def day tax seen mutuelle yi gën a mën a liggéey gën a xarañ ci liggéey bi. mutuelle de santé yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Diourbel yépp nag fi mu nekk nii am nañ outil informatique ba tax dinañ gaawal liggéey bi nga xamante ni dañ ko doon def ci jot wala sax yónnee facture ci agence nationale de la couverture maladie universelle. ñu koy jaajëfal Babacar Diouf ab campagne nag ngir ñaax askan wi daanu ko door bu baax a baax directeur général bu Sénélec moom moo ko xamle mu aju nag ci jafe-jafe yi askan wi di faral di jànkonteel rawatina ak ci wàllug nawet bi buñ ca yeggee ñu gis ni ñu bari nag léeg-léeg ñu ñàkk seen bakkan ci courant moo leen di maas loolu nag dañu ci bëgg a taxaw fële nag ca Kaolack ñu ne du yàgg nag kon sensibilisation boobu daanu ko door directeur général bu Sénélec yey yàbbi ci yeneen ni rek ponk bokk na nag ci centrale électrique bu turc bi nekk fii ci sunu réew waaye tamit jafe-jafe yi nga xamante ne prestataire yu Sénélec am nañu ko dañ ciy ànd ak Ibrahima Diamé. daje cérémonie de massification mouvement bi ñu duppee CREM tey jàppal tànk président de la république Macky Sall la ñu laaj directeur général de la Sénélec luy saafara ci électrocution yu bëri ñu nemmeeku biir nawet tey faat bakkan Pape Demba bi tey di ñuy xamal ni nag liñ ci mën a muccal moo di moytu bu baax a baax. moo tax ñun ñu jóg lancé benn campagne boo xam ne dañu bëgg a woon Sénégalais yëpp lan mooy danger courant électrique lan moo tax ñu war a moytu courant électrique loolu nag su ko Sénégalais yëpp xamee moytu ko dinañu permettre ba accident yi nga xam ne moom la ñuy am dina wàññeeku bu baax a baax moo tax ci fan yi di ngeen gis ñu lancé benn campagne bu mag boo xamante ne nii dina yee nit ñi ci lan mooy courant nan lañ ko war a utiliser ak nan lañ ko war a moytoo ba nga xam ne loraange yi ñu ci am yëpp dinañ ko fàtte wala dootul amati. ci beneen poñ bi nga xam ne itam laaj nañ ko ci dem ci wàllu centrale électrique bateau boobule nga xamante ni réewum Turquie moo ko luwee réewum Sénégal ba tey directeur général de la Sénélec nangul wax ñaata la nguuru Sénégal nar a fay location waaye li mu xam ne moo di nécessité bateau bile produire courant nekk Sénégal. lu ma bëgg a rassurer Sénégalais yi rek mooy centrale bi loolu taxoon ñu indi ko mu ngi joué rôle am ba léegi ndaxte centrale bi moo tax. tey jii nii mënatuñu delluwaat ci délestage yoo xamante ne nii amoon na en 2011 ndaxte mu ngi ñuy servir capacité bi nga xam ne moo ko indi woon fii nii. ci beneen dossier dem ci wàllu Akilee Sénélec directeur général bi bokku ci àddu benn yoon waaye lu jëm ci wàllu prestataire yu Sénélec yu yëglu fan yi pour ñu recruter leen directeur général nee na am nañ lu ñu jot a xaatim te ay fan yu néew daañu janook taskatu xibaar yi pour xamal askan wi lan moo wundu accord. ñu wax ci tabaski 2020 fële nag ca daral bu Missira Wandeen nekk ca département bu Koungheul kon gàtt ya bari na fa 20 junni ak lu topp wàññi nañu ko fa loolu nag dalum xel gàtt yooyu nag lu ca bari bàyyi ko ca réewu Mali waaye jafe-jafe ba nag mooy wàllug njëg mu cher lool bu mel ni nag du ku nekk moo ca mën a jote dañu ci ànd ak Omar Ndiaye.
ñaari ay bés des ci tabaski waaye fii ci daral bu Missirah Wadène bokk ci daral yi gën a mag ci Afrique sowu jant fu ne xar jógee fa ci dend bi. am na bi ma fi commencé gisagum mooy ci wàllu Mauritanie mooy ci wàllu Mali am na ay kar yu xaw a takku yu fi commencé dugg instant bii nii nag lu ñu jotoon daaw waaye nag lu fi jotoon a ñëw daaw su waggut fii agsi waaye nag am nañ ne yaakaar ci li ñuy wax am na li nga xam ne mu ngay waaj ñëw maanaam niñ ko ragalee mu bañ amee noonu. ñaar fukki junni ak ñeenti xar ci jamono ji moo wàcc gum ci daral Missirah Wadène njëg gi tàmbali ci fukki junni ak juróom jëm kaw. mu ngi déparé si 85 90 ren moom karu 40 yi ma doon gis su waguñ fi ak si ay 50 moom loolu moom di sa gum waaw watal 85 90 ba 100 ba jëm kaw yi fi gën a seer toll na si 500 000 400 000 350 000. jamonoy feebar bi nag bëri loolu lum ci gàllankoor. terewut docteur vétérinaire bi di dalal xelu askan wi ne amul benn njeexital ci ndawal gi ñuy jëfandiku. feebar coronavirus bi wax dëgg yàlla amul benn loo xamante ni war na ko mën a créer ci jur gi par rapport ak lu nit ñi mën a jëfandikoo ak xar mi amul ci benn impact. askan bi ñoo ngi dalal seen xel ci feebar bi amul lenn loo xamante ni tey mu ngi koy jouer ak si côté xar yi pour wàllu consommation bi maanaam wàllu jëfandikoo bi. naam nag xar yi bëree guñ fii ci daralu Missirah Wadène rax yi dolli njëg yi xaw a cher lool jëwriñ ji ñu dénk wàllu élevage nare amal ay tànk nemmeeku alxames jile fii ci diwaanu Kaffrine rawatina ci daral bu Missirah Wadène. mu ngoog ñu wax rek ci bureau public di service public yi nga xamante ne war nañ koo gën a yaatal kon ci réew mi fële nag ca diwaanu Kaolack la ñu ca jàpp rek mooy kon bureau yi nag daanu fexe rek ba mu daal di fay kon am moo xam ci diwaan yi ni ñu ko waxee gën koo yaatal fonction publique nag moo taxawee nu ni mel fële tamit ca Rufisque gis nañu ne am na ab ndaje moo xamante ne kon def nañu ko ndaje moomu nag dañu ko def ci Tëngéej ngir xool nu ñuy fexee rek daal ba gën a mën a tàggat ay nit yoo xamante ne tey jii bu ñu leen tasaare ci service yooyu nag daañu mën a def seen liggéey na mu waree ñu teewlu Amadou Mactar Cissé moom mooy directeur général bu fonction publique. Madame le ministre dafa demoon ci région yi région de Fatick région de Kaolack ak région de Kaffrine daal di fa samp lu ñuy wax ay bureau relais nit ñi jóge ba Saraya Salémata partout Ziguinchor au fin fond du Sénégal pour ñëw fonction publique souvent pour am sax information benn simple information ñu ne loolu daal jaaduwul waaw jaaduwul ñun dañu war a dem vers les agents dem dugg ci biir région yi comme ministère yu bëri niñ ko amee am ay services régionaux am ay services départementaux mais gis nañ ne fonction publique amul loolu amul service régional amul service départemental. C'est très difficile nit bàyyi liggéeyukaayam di absenté 3 jours 4 jours 5 jours pour ñëw di xool ay dossiers administratifs yoo xamante ne loolu mënoon nañ ko teggil ci téléphone wala ci internet wala ci sampal ko bureau boo xamante ne daf koy jege su soxlaa du soxla ñëw ba Dakar mais day yem ci bureau boobu. yegsi nañu ci xëtu yéenekaay yi dañu ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. fa diggante Macky Sall ki ministre bu doon powum langa buri la ñu ne buree ngay bëgg a ñor ubbi l'Observateur ci ndajem conseil des ministres bi woon démb ci àllarba ji fa la jëlee dogalub ne bépp ministre bu nekk ci gouvernement bi weeru ut wi di bëgg a teru laata muy jeex na nga dem ci OFNAC leeral ji fa li nga toogaale ci teranga maanaam na nga fa dem defi sa déclaration de patrimoine ni ko loi numéro 2014 bi santaane la si ne kay nañu ab di ultimatum la leen jox ngir ñu dem déclarer ji seen patrimoine grand place bind ci xëta mu njëkk ne rapport yi waa inspection générale d'État def ba jox ko président Macky Sall keroog rapport ya tàmbali naa juri conséquence ne tax na ba Macky Sall jël dogalub lu ñut ay ministre am journal bi xamal ñu ne déclaration de patrimoine googee yamu rekk ci ministre yi ak ci moom président de la république njiital assemblée nationale ci la bokk njiital conseil économique social ak environnemental ci la bokk ak képp koo xam ne xaalis réew mi dafay jaar ci say loxo vox populi nañu ngir ak cellal am ci ni ñu yore alal réew mi moo waral président Macky Sall joxi ministre am ab ultimatum mu dib appal na leen avant fin août ñoom ñëpp nañu dem OFNAC defi jëfa seen déclaration patrimoine leeral fa seen am li am ci
ci rapport yu IGE yi enquête dina kay gis na ne moo merloo Macky Sall ba tax mu fudd appal gaayam yi ñeent fukki fan ak juróom ngir ñu dem déclarer ji seen patrimoine Les Échos nañu mag def njëkk xam te boroom xam-xam yi nee nañu ko wax feeñ dogal boobee mu jël démb moom président Macky Sall wane na ne dañoo jàddu yoon te it nangu nañu ko wax ji kay Les Échos nañu moo di lu tax mu taxawal ab gouvernement mu toog ba nit ñi fàtte fukki weer ak juróom muy soog a suliwaat waxi dem OFNAC defi ji déclaration patrimoine source waa ne ko ay ruube la li mu wax démb njëkkul démb bu doon aw way la ñu ne booy na noppi nit ñi inspecteur yu inspection générale d'État yi def nañuy rapport suli ci ay mbóot yu ne weng Macky Sall na ay ministre am jug leen dem OFNAC déclaré ji seen patrimoine wax joojee jaruta xaati goñ baa nit di ca yéemu ndax du lu bees tàngal ceeb la waruta yëngal kenn yi yëngal réew mi ñeenti weer yi ñu génn journal L'Observateur xëy na leen génnee ci xëtamu njëkk ay cas garaaw la leen journal bi tuddee fukki mbir lañu ak ñaar mbirum ministre environnement Abdou Karim Sall ak i koobam Mansour Faye ak ndimbal li ñu ko séddaleloo te mu làmboo ay rëq-rëq yu dul jeex loi d'habilitation ba ñu defal président Macky Sall ci assemblée nationale coowal Senelec ak Akilee décret honoraria ga ñu def ca conseil économique social ak environnemental mbirum Bati Plus waxi faux médecin bii di docteur Samba coowal per jëm yi ñu doon wax ci membre yu comité suivi fond force Covid 19 statut fédéral bu ba ca Ndar coowal littoral bi suufas ndengaleer le ak siiseloo ki saagam yi mu doon tifar bu yàggul l'observateur nañu yi mooy fukki mbir ak ñaar yi nga xam ne xew nañu ci réew mi ci ñeenti weer yi ñu génn te lu ci nekk ba mu xewee askan yu bégguñu ci laatr bi nañu ñiy wàññi scandale yi suuf yi ci réew mi bu ñu teel a toqi ndax amaat na beneen scandale suuf bu rëy buy xeeñ ci réew mi littoral bi ñuy caxat-caxatee di ko dagg di ko joxe pàkk baa ñi koy jaay yëfee jeexagul ne ca ginnaaw palais de la république plage ba fa nekk di Anse Bernard gaay ña ñoo ngi sàkkal pexe littoral ba état bi ci boppam moo jël ñetti hectares yi suuf foofee jaay ko à privé bu fekk baax Afrique du Sud ngir mu tabax ca l'hôtel loolee des koy soog a yëg rek waaye laatr bi nee nañu ak déggo am na bu yàgg ci diggante ñaari parti socialiste ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng ma ko jiite woon le témoigné nee nañu bu mu génnee àdduna ak léegi démb ci la def at démbit gaa yu parti socialiste yi fàttaliku nañu ko bu baax a baax moom Ousmane Tanor Dieng anki dina kay nañu fa mu bàyyoon parti ba muy faatu moom Ousmane Tanor Dieng daanaka fa la parti socialiste tollu ba léegi Sud Quotidien xëy di ko dëggal ci xëta bu njëkk ba bind ne Ousmane Tanor Dieng ñi mu bàyyeel parti socialiste la ñu ne woon moom la ñuy def ci parti bi mu di dajalewaat njabootuk socialiste gi fa ñu ko waxee woon daanaka fa la yam yëf yi demul cëng dikkul mbaylaar ñu dikk ci coronavirus bi ak source mi ñu bindal ci xëta bu njëkk ne koppar yi ñu génne woon teg ko ngir xeexal ko Covid 19 bi koppar ya yokku na léegi 64 milliards la ñu waxoon léegi ma nga ca 77 milliards ndax yokku nañu ci yeneen fukki milliards ak ñett Les Échos nañu ubbi nañu jaww ji démb ngir nit ñi mën a jël seeni avion di tukki di dem ak a ñëw waaye yëf yi am na lu ciy ñuul li ciy ñuul journal bi nañu moo di tukkikat yi balay kenn du dugg ci réew mi baa muy génn ci réew mi danañ la defloo ay test yoo xam ne fukki junni yu manqué ñaar maanaam 40 000 francs nga cay fay. mangoog jërë ngeen jëf jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ma jàkkaarloog beneen Mamadou Ndiaye la ba tey Merry Beye maa ngi leen nuyu bu baax a baax man moom xam naa ni xibaar yi moom buur na waaye maa ngi ci beneen wet ga ngir ngeen wax ma nag lan moo xew ci biir internet. duñ ci rate ñu ngi lay nuyu bu baax Fatou Kiné di nuyu téléspectateurs yi.